mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru diggi bëccëg gi ci baatu askan wi la ca gën a fës ci boppu xibaar yi Covid 19 bak loraangeem rawatina dayo gu mu tàmbale am ci mim réew bu ñu weesoo tabaski bokk na ci digle waa kër docteur ak kilifa yi jëm ci solo masque ak faggu bi ak i tamit yeneen cas yoo xamante ne daanaka jot nañ ko nemmeeku tey ji ci xayma waa kër docteur daa ngeen ci dégg leerali ci biir xibaar yi xeexum Covid 19 woy politique yeeg askan wi kenn ku ne joxe na ci xalaatam bokk na ci famille présidentielle bi bokk na ci daje mboolook obligation jëm ci tamit masque yi ngir ñu mun a sàmmonteeg mesure barrières yi daa ngeen ci dégg reportage gan leen cay dégtal xibaar geneen mu jëm ci wàllu Kédougou ak i tamit jafe-jafe askan wa daañ leen ko yeggee ci xibaar yi na mu gën a yaatoo ñaareelu xaaju xibaar yi dina ci bokk xibaar yi ñeel bitim réew laata ñu leen di nafaral li ci yéenekaay yi mbokk yi bu nees ki seema dikk ak yéen ci yaatalum xibaar yi. daleen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ñu fas yéene ko door rek Covid 19 xayma tey ji lu toll ci juróom-benn fukki doomi aadama ak juróom-ñett ñoo am bees coronavirus ci ñooñee am na ci fanweer ak juróom-ñeent yoo xamante ne ay cas communautaire la ñu am na itamit ñu lott lool ci àlal hôpital ña nga Soweta seen lim toll na ci juróom fukki doomi aadama ak juróom-ñeent dañ ci teewlu xayma bés bi ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn test yi ñu def. juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif ci ñooñu am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñeent cas contact mooy ñi nga xam ne dañoo am feebar bi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji am nañ ci fanweer ak juróom-ñeent cas communautaire li ñu tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji fekk xamuñ ku leen ko wàll juróom fukk ak juróom-ñeent ci malade yi ñu hospitalisé woon wér nañu te dinañu génn bés ni ki tey bu ci yàlla àndee ñeent fukk ak juróom-ñeent malade ñu ngi ci réanimation ñaari malade ñàkk nañ seen bakkan bésu démb altine fukki fan ci weeru août bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal woññi na fukki junni ak benn ak ñett téeméer ak juróom-ñett fukk malade ñi nga xam ne jot nañ ci doomu mbas mi ci ñoom juróom-ñaari junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent wér nañ si ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñàkk nañ seen bakkan mu des ñetti junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar si hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna ñi génn àdduna yàlla yóbbu leen àjjana te jégal leen ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu des ci hôpital yi wala ci loxo docteur yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a tënku ci digle yi ñu muy joxe bés bu nekk ci ñooñu nag ñu fàttali leen aussi masque bi nga xam ne dañ ko war a jëfandikoo ci anam yi war mooy maanaam masque dafa war a muur gémmiñ ak bakkan te nit ki sooy wax tamit doo dindi sa masque te sa loxo yi war nañu set balaa doomu jàngoro ji di jóge feneen di dugg sa bët gémmiñ wala nopp wala feneen wala tamit doomu jàngoro ji nga laal ko ci sa masque bi tamit soo ko laalee ak loxo bu setul mun na la indil ay jafe-jafe maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. ma bàyyi leen nag ci ngoog lu aju ci Covid 19 beeg matuwaay ci nguur gi jël fexe ba askan wi mun a faggu ci bile feebar faratal masque yi gis nañu tamit ay jegeñaale njiitu réew mi Macky Sall ñoo xamante ne ay ministre lañu te duñu jëfee digle yooyu le jalgati day feeñ ci ñoom ci saasi ci nañu doxalee askan wi tamit jot nañoo métitlu doxalin googe nga xamante ne daanaka ñoo waroon a wone exemple ci askan wi mun a roy ci ñoom te duñ ko wone benn yoon Fatou Bintou Diouf moo ñuy dégtal googule reportage dañ ci dikkaat incha allah na mu gën a yaatoo alamaan goo xamante ne ñu ngi ko war a teg ci ndoddu képp ku jëfewul digle waa kër docteur jëm ci solo masque yi bokk na ci loole yi tamit la nga ca war a fay ak na mu war a demee
waxtaan nañ ci ak commissaire Guèye bu relation publique ca ministère di gi ñu dénk wàllub kaaraange bi réew mi ay kàddoom lañ ci teewloo ci micro Abdou Khoudoss Diallo. waaw ñun dégguñu gisuñu kenn koo xamante ni wax nañ ñu ni fay na joxuñu ko reçu ñi nga xam nañ ni ñëpp ñu ngi nekk ci commissariat yi ku ci fay dañ lay jox reçu buy wane ni yow daan nañ la fay nga benn amende forfaitaire donc képp koo xamante ni fay na ci non port de masque dafa war a laaj ngir ñu jox ko reçu buy wane ni moom fay na amende forfaitaire waaw loolu policiers yi daf ci am ñaari catégorie daf ci am ñuy liggéey tenue am ci ñoo xamante ne dañuy liggéey en tenue civile mais bu mu ci munti doon bu dee ki nga xam ni dafa sol tenue moom xàmmee ko jafewul parce que sol na tenue mais ki nga xam ne solul tenue li ñu koy xàmmee mooy balaa muy contrôler citoyen bi day décliner identité mu carte professionnelle loolu moo koy mën a permettre mu mën a exercer le contrôle sur le citoyen. waaw nañ ko jàppee ñun ñëpp mu nekk suñu mbiru bopp ñu xam bañ a jàpp ni policier bi adversaire u population bi la ñun ñëpp ñoo bokk lu ñu bëgg mooy fexe nu ñuy def ba xeex mbas mi mu génn ci dëkk bi kon ku ci nekk na ci dugal loxoom mu doon mbiru ñëpp ba nga xam ni yàlla dinañu dimbali fii ak ay jamono ñu mën a xeex feebar bi ba ku nekk mën a dellu ci ay yitteem. mangoog di Covid 19 nguur gi jël matuwaay bokk na ci fexe ba askan wi mun a faratal masque yi ci bërëb yu bari jot nañoo nag doxantu ci biir Ndakaaru am na ñu ko jëfeegul ba léegi du ñu sol seen masque am ñu jàpp ne foo nguur gi dafa jéego geneen fexe ba delloo si waat couvre-feu ak état d'urgence mooy li pexe dañ ci teewlu reportage yu Ndeye Fatou Diouf. gannaaw ministre bi yor kaaraange réew mi di Aly Ngouille Ndiaye bu mu génnee di wax population bi ñu takk masque de protection yi le ñu defa doxantu ci yenn mbeddu Ndakaaru yi di gis ne am na sénégalais yu respecté wul ba leen ndogal ba léegi lan moo waral boobule ñàkk a xam Boubacar Coulibaly di ci tontu. lu muy utiliser lu masque bëri naa lu mu koy utiliser mais bëriwul lu mu utiliser bon peut-être gars yi peut-être gëmu yoon ci feebar bi. en tout cas si man moom sama gis-gis gëmm naa ko dëgg yàlla gëmm naa ko damay utiliser règlement yi nii que ça soit raxasi loxo yi utiliser gel takk masque damay def lépp. dóor yi jaarul ku takkul masque su leen ko jàpp comme d'habitude gars yi li ñuy def nga fay kaalis lu mu gën a ëpp som masque bi. peut-être gars yi boo leen jël mesure boobu teg leen si kaw gars yi ku doo utiliser masque peut-être dinañ koy utiliser mais dóor bi moom vraiment loolu amul science. étudiante bi di dëggal li mu wax. xëy na dañoo jàpp ne feebar bi foo la ay foo lañ ko jàppee daal alors que dafa am lu am la c'est une pure réalité alors que dañoo war a conscient di takk masque tu vois di protéger wu yóbbaale gel fu ñu mënti nekk parce que maladie bu grave la daal dóor moom nekkul idée ndax nit bu ne léegi doo ko door ndax nit lu mu bëggul def doo ko forcer mais man moom gisuma ay door ma mooy yar nit wax dëgg xëy na tamit dañuy gën a sensibiliser les gens tu vois ñuy takk masque la moindre des choses qu'on peut faire. ñi ci des ñi ngi jàpp ne gouvernement bi dafa war a andiwaat état d'urgence bi. bu Macky Sall bëggee dee yi wàññeeku na defaat état d'urgence ak couvre-feu pour ñetti weer ñu xool. ministre bi yor wàllu kaaraange réew mi génn na di wax askan wi ñu takk masque yi le moo ne de ba tey am na ay sénégalais yu ko respecté wul loolu ndax taxul état bi war a jël ay mesures yu bees ngir pousse askan wi ñu respecté yi les mesures. mangoog bu dee ca Kédougou moom lu ëpp juróom benn fukki doomi aadama yi ñu teg loxo ndax jëfewuñu digle waa kër docteur maanaam fekk ñu leen nu sol seen masque ya foofee ca marché central bu Kédougou ba ca gare routière ba gouverneur ak ñam ca feggool ci googule opération dañ ciy teewlu Soli Brahma Dabo. ci xayma ëpp na juróom benn fukk nit ñu jot arrêté amul caaxaan nag Sakhir Ndaw mi di gouverneur de région wàcc na ci mbedd bi àndal ak équipe am fépp la ñu dugg ci biir marché bi ak it fële ca gare routière objectif benn la foo ñu respecté mesures barrières yi maanaam aar sunu bopp aar askan bi. dañu remarqué ni nit ñaa ngi doon bàyyee parce que te gis nañ ni feebar bi ñu ngi continuer di law moo tax loolu nga xam ne dogal boobu ministre bi jël ne na ñëpp takk masque ñu ne danañ ko jëmmal ci suñu façon mooy tey wàcc ci terrain bi ànd ak force de défense et de sécurité autorité préfet
maire ñun ñëpp ñu ànd commissaire taxaw dem ci lieu public marché bi gare routière bi gis xool la fa xew bu ñu xoolee la fa xew ba pare ñu jubbantee nag ñu wax ak nit ñi xamal leen nag ni li ñu fi mën a sauver fi mu toll nii mooy ñëpp takk masque kenn mënatul wax masque am na ku ne masque amul bu ñëwee ñu jox na masque donc masque yaa ngi li fa am muy bëgg a def ak bañ a def boo bañ a def nag toogal si waaye boo ne du ma bañ a def ba pare génn ci nit ñi loolu lañ dul nangu. gouverneur di yokk ne daal amul demi-mesure képp ku violer la loi bi na dal sa kaw. li may wax nit ñi rek mënuñu la garanti ne la kaay wér par force comme booy bëggaloo mais am nañu sañ-sañ ne la doo wala kenn doo teg keneen problème doo teg keneen coono moo tax loolu dañ koy gas suñu tànk ba nga xamante ni ñëpp dañuy respecté mesure bi teg parce que par force. tey nag gouverneur jot na fa tëj personnellement ay boutique ak it ay cantine ci marché bi ak it jagar ba ñëpp ñu fa tal suñu micro wane nañu seen contentement. buy yéeg te dañ lay naan solo sa max. lu jëm ci ay intervention commissariat kii di Adji Cissé maire dëkk ba lank na ba tëdd suuf nee ni daal xalaatu ko sax. maire mënul santaane tey que ne police na respecté ñu bañ a respecté daal duñu ko def képp koo xamante ne respecté woo ko daan bi bu ñëwee sa kaw nga jël assumer sa responsabilité. Kédougou Soli Brahma Dabo Assane Sané pour la radio télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Soli Brahma Dabo ca Kédougou dañu dem ca Sédhiou bokk na ci àddu ci njàng meek njàngale mi kuréel ga boot ndaw ña ne ca Bunkuling ci kuréel gi ñu duppee mouvement des élèves républicains tàmbale nañu am tiitange lool ci njeextalu at mi ñeel njàng meek njàngale mi ak examen yi nga xamante ne moom la ñuy waajal yemook nawet beek Covid 19 bi mettitu nañu itamit garab yañ fay gor ci àllub Sédhiou dañ ciy teewlu Lamine Bayo. ginnaaw mbas mi lëmbee ci àdduna gi te rawatina Sénégal gox bu ne fu ñu toll nii am nañ ko ndaw yi nga xamante ñuy wuyoo ci mouvement des élèves étudiants républicains de Bounkiling ñu ngi jaaxle ci li nga xamante ni xale yi war a am seen examen de fin d'année ci. collaboration avec ñun jeunesse yi pour que ñu wàcc ci terrain bi ñu sensibiliser suñu rakk yi ñu nekk CM2 ñu jox leen tamit masse examen boo xamante moom la ñu dëmbal si le 20 août bu ñu waree dem centre examen yi élèves yi yëpp am masque bu doy. ci département de Bounkiling ci yoon woowu lañ nekk. ginnaaw loolu tamit jot na yëkkati ay kaddu jëmale ko ci àll bi nga xamante ñu ngi koy dàgg te seen gox ko. loo xamante ni day nasaxal gox bi dëgg yàlla dañ koy condamné dañ koy ñaawul bu baax a baax parce que dagg garab yi ci jaaruñoo wala fu mu mënta nekk kenn mënu koo rafetlu gis nañ ni mais li ñu mën a def rek mooy que ñu ñaax état du Sénégal. dëgg yàlla ñu ngi ñaax suñu autorité yi le ministre de l'environnement à travers les services déconcentrés ñu beral seen taxawaay bu baax a baax parce que dañuy gis ni les malfaiteurs sont toujours là ñuy jël garab yi di ko def ci loo xamante ni kenn rafetlu ko wax dëgg yàlla kon yaakaar naa ni suñu autorité yi li ñu ngi lay jàppale ci loolu mais autorité administrative. ñoom dafa mel ni rek dañ doon saytu lu ne ndaw yooyu jot nañ dem ci école yu bëri ci département bi ngir xamal leen si li nga xamante ne mooy li ñuy njort ak tamit li ñu leen mën a jàppale Sédhiou Walfadjri radio TV Lamine Bayo ca Sédhiou ba tey ci wàllu xibaar Touba Mbul la ñu jëm ma nga féete ca googule diwaan ca Diourbel jafe-jafem itamit bokk na ci ñàkkum jumtukaay ba tax na meeru gox ba ci ndajab waxtaan gañ fa doon amal jëm ci samp borne fontaine maanaam robinet ca gox googule tax na mu jukkiwaale jafe-jafe Touba Mbul dañ ci teewlu Mamadou Matar Sarr. ñàkkum yoon ndox mu doy courant loolu day moo yàgg a nekk jafe-jafe askan loolu moo yàgg a nekk jafe-jafe commune bu Touba Mbul nekkee ci département bu Mbacké meeru gox bi Mansour Niang potox li ci ndaje mi ñu doon amal ci Kelewtew mu di ay robinet yu ñu leen fa doon sampal ne mu ngi ñaan kilifa yi ngànk nguuru Sénégal ñu gën a gestu commune bu Touba Mbul ndax li fi sooxe bari na lool. nguur gi ci ëpp ci li ñu bëgg ñuy jàppale waaye électrification rurale parce que courant moom dafa doon loo xam ne ni yombul c'est-à-dire suñu budget yi vraiment li ñuy jot ci ay fonds de dotation yooyu côté éducation tamit donte ñun ñu ngi ciy dox ay jéego sax mais bari na si école yoo xam ne am na ay abri provisoire donc dinañ soxla ay salle de classe surtout ay clôture tamit yoon bi donc loolu tamit ci ëpp solo parce que axe de développement la yoon moom dafa nekk lu mënul ñàkk ci développement
te Touba Mboul dafa enclavé yéen am na lu ngeen ci daj balaa ngeen di ñëw li tax ñu bëgg forage sax ñu bëgg beneen château d'eau forage bi dafa commencé di néew doole. ngir nag wàññi coonoy askan wi association main dans la main avec l'Afrique may nañu waa Kelewtew 20 fukki robinet ak juróom-ñaar. dund ngeen loo xamante ni jafe-jafe yu metti la ngeen dundoon ko tey jii nii jeex na ndox tey bokk ci dundu doomu aadama soo amul ndox mënoo wér soo amul ndox doo mën a dund te mën a indi koom-koom ci dundu doomu aadama bi xool lépp téeméeri kilomètre nga def ko ci ndox ñaata askan nga ko jox. mu di jëf joo xam ne meeru dëkk bi Mansour Niang ak waa Kelewtew rafetlu nañu ko bu baax. pratiquement lu ëpp ci village yi ñoom yóbbu nañ fa ndox muy liggéey bu am solo mu nekk loo xam ne nii lu neex population bi la. da nga fekk ci tumburanke ndox mu metti yaa ak Mor ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm da xam ne maru ndox jóge na fi ci sa ay la ñu gise ndox dañoo defi woon danañ dund ba dee duñ ubbi robinet moom loolu moom façon dañ ko tegoon fale moom. dañoo nekkoon fii wër mbaam ba sonn benn jigéen mënu woon defar boppam ndax wër mbaam. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Mamadou Makhtar Sarr jaru ngi ñu dénk kaaraange biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye ma nga woon ca Mbëlëxe ngir yeggee fa njaalam gën a wàccub liggéey xalif bu Mbëlëxe di Serigne Moussa Dia ci bëccëgu tabaski gi ñu weesu Aly Ngouille Ndiaye jot a rafetlu liggéey bu yaatu goo xamante ne xalif Serigne Moussa Dia liggéey na ko ci mim réew rawatina ci diine ji ba ca Jolof dañ ci teewlu Omar Kayre. bu am solo bokk ca ñenn ci membre gouvernement bi ak i parlementaire la Aly Ngouille Ndiaye di ministre de l'intérieur jiite woon daal di ñëw Mbëlëxe ngir présenter si njaalu état bu Sénégal gannaaw ba nga xamee ni xalifa bu Mbëlëxe di Serigne Moussa Dia génn na àdduna ci bisu tabaski. président mi ngi leen di jaale Baye Moussa nga xam ne juróom fukki at ak ñett la wuutu way juróom toog fi toogaay bu am solo. ndax toogaay yëpp ci diine rek la ko teg mu xamoon ni taxawaayam ci lislaam gi xamoon taxawaayam ci Jolof ak ci këri diine yëpp président ne mi ngi koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana mi ngi koy ñaanal yàlla teg loxo ci njaboot gi mi fi bàyyi mu di wax ne nanu leen wax yéen njabootam que président ci boppam xam na fi ngeen ko teg mi ngi leen di wax ne moom ci boppam également lépp lu mën def ko mu jëme ci kër gi danañ ci taxaw. porte-parole bu Mbëlëxe di Serigne Aliou Dia di rafetlu bu baax taxawaayu njiital réew mi ak gouvernement bi ak wekk gi nga xam ne wekk nañ ko Mbëlëxe ak kii nga xam ne moo fi nekkoon xalifa di Serigne Moussa Dia. ñu ngi nag di la yóbbante ci président ne ko bég nañu sant nañu ko gërëm nañu ko ndax bi mu yëgee xew-xew bi wootante nañ. ku mu ca war a wax na ko ca nga taxaw ca nag te mu teel ko koo yëgal li mu defal nag réy na ci ñun ndax kat semaine bii du Serigne Cheikh Tidiane Niass rek ak Serigne Moussa génn àddina waaye ñoom ñaar dong lañ def seeni tur nag ci commune conseil des ministres. gis nga googu yëg boobu considération neel président egg na ci suñu xol yi ñun ñii. ab délégation au conseil des collectivités territoriales ñëwoon représenté si Aminata Mbengue Ndiaye ak bu conseil économique social et environnemental ñoom tamit ñëwoon nañu teewe si bésu njaal moomu ci Mbëlëxe. Serigne Moussa Dia nekkoon xalif nag ci diir bu toll ci juróom fukki at ak ñett ay atam tolloon ci téeméer yu manqué ñeent. Oumar Kayre Louga Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Omar Kayre yegg si nañ ci xibaar yi ñeel bitim réew la gën a fës ci continent bu Afrique ak coronavirus beeg tolluwaay gi la xew ca Mali ak RDC dañ ci teewlu Safiatou Cissé. xibaaru bitim réew yi dañ koy dooree ci réewum Mali foofee nag li di mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques le M5 RFA moom nag mu nar a wàcc ci talaata ji bu ñu jullee tisbaar ba pare bokk na ci li ñuy sàkku di kii di Ibrahim Boubacar Keïta mu tekki ndombal tànkam lu nu mel sax tax ba jëwriñ bi ñu dënk lépp lu jëm ci wàllum administration territoriale ak décentralisation sàkku ci way takk der yi ñu gën a yokk kaaraange ci dëkk ba.
ñu dem sa Madagascar gannaaw ba ñu bàyyeekoo sa réew Mali foofee nag lii di plateforme politique de l'opposition nga xamante ne ëmb na lu toll si 20 si ay parti sa kujje ga te nga xamante ne bokkoon nañ si élection ngir tabb njiitum réew sa dëkk ba yi ñu weesu ñoom nag ñoo doon màggal seen anniversaire bu njëkk si biléb daje sax porox ndoolu nañ si ñaawlu doxalin bi nga xamante ne njiitum réew ma di Marc Ravalomanana amal na ko si biléb rencontre nag ñu nemmeeku woon fa ay takk der yu bëri. sa RDC nag mu mel ni tiit ak njàkkere moom la ñu fa nemmeeku sa province Sud Kivu gannaaw ba ñu fa nemmeekoo ay xeex si diggante waaso ba ñu bëri daw làkku si jamono ji nag ñuy si nemmeeku 127 doomu aadama yoo xamante ne ñàkk nañ seen bakken si lu mel ay école ñu tëj ko fa ay kër ak ay dëkk lu toll si 22 si ay jigéen ak ay xale ñu sàkku leen fa. si bésub talaata ji yemook fukki fan ak benn si weeru août si la réewum Tchad di màggal indépendance am si bile bés sax la ñu nar a yëkkati kii di Idriss Déby Itno di njiitum réew ma si rang wu maréchal nekk titre bi gën a màgg sa dëkk ba waaye mu mel ni lu ñu mel woy ku jég ñaawlu nañ ko bu baax ndaxte ñoom li ñuy xamle ni seen bésub indépendance bi du bés bu ñuy porox ndollu ngir yëkkati daraja kii di Idriss Déby Itno. si àdduna bi nag jamono ji lu toll si 20 si ay millions yu doomu aadama ñoom ñoo am lii di feebaru coronavirus xaaj bi nekkee sa réewum Amérique sa réewum France nag kenn ñemetul dox si yenn si ay yoon te takkoo masque sa Espagne autorité yi xamle nañ ni mbas mi dale naa ëpp doole waa Finlande ñoom di xamle ni képp ko duggati sa dëkk ba te jóge si zone à risque dañ leen di mettre en quatorzaine. ngoog yegg si nañ ci njeextalu xibaaru diggi bëccëg gi bu nees ki seema jukkil leen xibaaru yéenekaay yi. dal leen ak jàmm Walf Quotidien ñi amee feebaru xol ña ngay faatu ndax amatuñu fa ñuy fajoo ca hôpital Fann yéene cabinet fa ñooñee dañ fajoo ca hôpital Fann léegi dañ ko soppi jagleel ko ñi amee feebaru coronavirus ba tax na ñi dund ak feebaru xol ne ci coono yu méttee métti gannaaw bu kilifay jëlee dogal dakkal opération chirurgicale ya ñu doon amal ci hôpital Fann ñu bari ci ñi amee feebaru xol jot nañ fee dund lu metti lu ko dalee ci weeru mai ba léegi ñu bari ci ñi ci amee feebaru xol am ñu ciy faatu ndax ñàkk ku leen wàllu maanaam ku leen taxawu Walf Quotidien mel ni waa kër docteur talatuñ leen ndax covid 19 bi yéene caabi di sursaane toll nañ ci fanweeri doomi aadama ak juróom-ñett yi amee coronavirus te ña ngi leen doon faj ca centre de traitement ba ne ca Touba waaye ñooñee faf na ñoo rëcc daw dem seen yoon kenn mënatu leen a teg gët te booba tey kenn ci ñoom dellu siwaatul yéene caabi di sursaane te moo ne de ñooñee dem nañu waaye ànd nañoo coronavirus yéene caabi di Tribune ne gannaaw bi nguur gi jëlee matuwaay tere ndaje mbooloo muy ci plage yeeg feneen ak askan wi mun a sol seen masque Tribune gis ne booba léegi ndaw ñi faalewuñu coronavirus toppatoowuñu coronavirus yéene cabinet xoolal ma la xew ca Tamba ay ndaw yañ fa tere ngir ñu amal seen match de football waaye mer lañ ca jëlee ba dem songu ji gendarmerie ba gaañ fa lu tolloog ñaari gendarme yéene cabinet ba tey plage yi wéetaguñu ndax mbooloo ga fay daje saay su ne ñenn ci askan wi di dàqanteeg takk der yi yéene cabinet jot nañ caa teg loxo yu toll ci junniy doomi aadama ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ñoo xamante ne soluñu masque maanaam sàmmante wu ñoog digle waa kër docteur yéene cabinet 24 heures wuutali mbalu foofee ca diwaanu Tambacounda 24 heures ne ay ndaw yu fekk baax ca mbalu xotti nañu tareet dogali nguur gi jël jëm ci xeexum coronavirus bi yéene cabinet gannaaw match gañ doon amal ca Bakel te ñu tere leen ko ndaw ñooñee dem songi ji brigade ba jot fa gaañ ñaar ci ay gendarme ay kàddoom ci 24 heures Mamadou Omar Baldé du gouverneur bu Tamba ne li xew yéeme na lool ne duñ ko seetaan ndax xel mënu ko nangu 24 heures di ñu fàttali ne foofee ca mbalu lu toll ci fukki ndaw ak ñett jot nañ leen fa teg loxo ba jébal leen yoon yéene cabinet l'Observateur ne gannaaw bi nguur gi sàkkoo ngir askan wi tegu ci yoon maanaam jëfee digle yi jëm ci xeexum coronavirus bi yéene cabinet gis ne nguur gee njëkk a jalgati yoon bu ñu sukkandikoo ci maître Demba Ciré Bathily mi xamle ne solu masque yi du fépp dafa am fi ko nguur gi yemale ba ko ñaareel maître Ciré Bathily ne amul benn arrêté guy wone ne nit ki mun naa dox ci mbedd mi te du sol masque yéene cabinet Le Quotidien ci ñetti weer yi ñu jëm lu ne mun naa xew ci réew mi gannaaw bu ñu weesoo tabaski te ñu ngi jëm ci màggal ak gàmmu ba ci université fas yéene tijjiwaat seen buntu yéene cabinet xew-xew yile ndax du gën a lawal covid 19 bi yéene cabinet Vox Populi ne bile feebar bile mbas buñ ci buggee mucc xalif général des Tidianes di Serigne Baba
Babacar Sy Mansour àdduna ci faw askan wi saraxe ak julli rawatina delluwaat ci suñu borom bu ñu sukkandikoo ci Serigne Babacar Sy Mansour di xalif général des Tidianes mi gis na ba léegi am na ci ñoo xamante ni ci askan wi dañoo dëgër bopp lool am ñu xamut ak ñu yegut bi le feebar ak lorangeem xalif bi ne bokk na ci na askan wi faratal sarax ñaan ak tuub ak delluwaat ci suñu borom ndax bi le mbas di Covid-19 bala la bu suñu borom wàccee ci askan wi leneen ci ay kàddoom moom Serigne Babacar Sy Mansour ne bu sañoon nguur gi xoolaat communication ndax bari na buy wax ak askan wi baatu tubaab ya muy jëfandikoo ñu bari ci askan wi dégguñu ko xalif général des Tidianes ne na nguur gi di wax ak askan wi ci kàllaama kocc maanaam ci wolof ngir kenn ku ne mun a gindeeku ci li xew ana lu xew ca Ziguinchor moom la yéen kaabi di las xëyee ne feebar bi di coronavirus ma ngi fay gën di law ndax ci bëccëgu démb jot nañ faa xayma lu toll ci fukki doomu aadama ak ñaar ci ay cas communautaire maanaam ñoo xamante ne am nañu Covid-19 te xamuñu fuñ ko jëlee yéen kaabi di réew mi quotidien feebar bile ak njeexitalam ne bu ñu deful ndànk ci weer yi ñu jéem préservatif mun na fee ñàkk ba ci lii di contraceptif di garab maanaam ay doom jigéen ñi di jëfandikoo ci wàllu planning familial bu ñu deful ndànk ñaar yi le mun naa jafe lool ci askan wi yéen kaabi di les échos xëy jox kaddu maître Cheikh Amadou Ndiaye di avocat les échos mi ñaawlu la jot a xew ci makkaanu yéen kaabi di les échos ak ña fa demoon songi ji ko maître Cheikh Amadou Ndiaye ne bu sañoon nguur gi taxawu les échos lépp luñ fa yàq mu fay ko leneen ci ay kàddoom moom maître Cheikh Amadou Ndiaye ne nguur gi dafa war a taxawu organe de presse yi na leen jox ay agent de sécurité ngir mun a wattu kaaraange taskatu xibaar yi yéen kaabi di direct news wutali Senelec kuréelu syndicat bi du SUTEN te boot ay liggéeykat ya fa ne jot nañoo ñaawlu doxalinu Pape Demba bi tey njiital Senelec yéen kaabi di Dakar Times ne ci wàllu terrorisme centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme gannaaw gëstu bu yaatu gañu amal xamle ne bu ñu yeggee ci atum 2022 lii di Boko Haram dootul amati dootuñ ko fi gisati waaye faw réew yi ci loru mun a bennoo seen biir boole seen doole ngir Boko Haram doon file bool lippoon yéen kaabi di Sud Quotidien xëy taxaw ci ñetti dëkk yile muy Côte d'Ivoire bu Alassane Dramane Ouattara mi ne wax xeet fas yéene doon candidat ci élection présidentielle yi ñu jëm beneen réew di Guinée njiitu réew ma ci jamono ji xelam ma nga ca yoonu daganaat baatu askan wi yéen kaabi de bu dee Sénégal mbir yi leeragul ci njiitu réew mi Macky Sall ndax dina doonaat candidat ci élection présidentielle 2024 am déet ci biir yéen kaabi di Le Soleil nekkinu wëy laago yi moom la xëyee tey ne bari na ci ñoom ñay daan seen doole saay su ne rawatina ca complexe culturel Léopold Sédar Senghor ba ne ca Pikine yéen kaabi ne ay jigéen ñu bari fa la ñu daanee seen doole di amal transformation des produits locaux bu ñu sukkandikoo ci Kumba Njaay mi xamle ne ña ngi cay am koom-koom naam ne bu ñu sañoon nguur gi gën leen a taxawu ay kàddoom ci Le Soleil Yatma Fall mi jiite kuréel gi boot way laago yi Yatma Fall ne ba tey jafe-jafe am na ci carte d'égalité des chances yi ñu jagleel way laago yi te ñu ëpp ci ñoom jotaguñ ci Yatma Fall ne jot na way laago yi gis seen bopp ci loi d'orientation sociale bi Walf Quotidien lu aju ci mercato audiovisuel taskatu xibaar bi di Mouhamadou bi tey mi dellu si yàggut am na keneen ku dellu siwaat ci groupe Walfadjri di animateur bi di Thiamas yéen cabinet waaye des na ñeneen ak ñeneen yéen cabinet Libération xëy wax ci leneen te xewee ca Yaraax yéen cabinet takk der yi jot nañ fa teg loxo ñaari boucher ndax yàpp fas gañ fa doon jaay may laaj Yaraax googee ana ñu ca jot a jënd. mangoog yëma ku ñu jeexale xibaaru diggi bëccëg gi ci baatu askan wi mbokk yi lu nuyoo tàggoo lu jiwo jeexul jógu fa tàggatoo jot na ci xibaaru diggi bëccëg gi jaajëfal Modou Fall mi ne woon ci machine bi mbokk yi di leen jaajëfal ci kóolute gi ñu yendook jàmm ak programme baatu askan wi yal na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew mi